Sunugal 24.net, l'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal 24.net. Coalition ñoo lànk nga xam ni ñi ko ŋànk moom mooy le peuple sénégalais muy mag muy ndaw suñuy yaay suñuy maam ñoom gannaaw bi nga xamee ni sunu ñi ñuy jiite décidé nañu yokk courant bi am ñu koy ñaxtu ñu jàpp leen bi paas ñu muy ñoom Guy Marius Sagna ñu def benn rencontre bu mag benn doxu ñaxtu bu mag bu pacifique muy vendredi dernier nga xam ni Sénégal yëpp a ci ñëw Sénégal yëpp a ñëw wax ne courant bi kenn waru ko yokk dañuy libérer suñuy mbokk dañuy libérer suñuy frères biñ ko defee aussi ñu xam ñu gis ni donc en tout cas le peuple sénégalais ci pàcc yëpp pare na ñu bañ a yokk courant bi waaye aussi ñu libérer suñuy frères yooyu état bi defagu ko jusqu'à présent ñu ne donc nañ jëlaat beneen phase continuer waat suñu joxu ñaxtu choisir ñaari lieu muy place de l'Obélisque ak place de l'Indépendance dañoo respecté nag yoon te nag nit ki fekkee li ngay wax gëm nga ko mu dëggu ci yow da ngay joxe le bon exemple moo tax depuis le lundi ñu déclare ñu dem yëglu ji ñaanuñu saraxuñu dañoo yëglu ji ne dinañ dem ci ñaari place muy place de l'Indépendance ak place de l'Obélisque pour doxu ñaxtu ñu bàyyeeg benn place bi suñuy yaay suñuy maam nga xam ni ñoom ñoo ñëwoon te tey dinañ ñëwaat ñu bëri ñu ne ndaw ñi tam ñun dañ dem fa nga xam ni mooy suñu place fa nga xam ni suñuy papa démb yëkkati woon nañ fa ay pancarte te dara fekku leen ci ñun tam ñu am suñu droit suñu yelleef mën a ñëwaat ci place boobu ñëw wax ni li ñu waxoon vendredi bi passé ne état bi courant yi buñ ko yokku waaye suñuy frère nañ leen bàyyi ñu ñëwaat waxaat ko foofu mais ci anam bu respectueux ndaxte ñun dañoo respecter institution waaye nag fekkee nag ñi nga xam ni ñun ñoo leen jox suñuy kàddu ñoom ñooy am fulla ak fayda jalgati institution ba waaye jël ay dogal ne place yi nii nga xam ni suñu réew suñuy texte may nañu nit ku nekk chaque Sénégalais nga jóg dox ndànk gàdduwuloo arme gàdduwoo dara waaye sa xol nga gàddu sa làmmiñ pour wax li la metti mën nga ko waxee fu la neex ñu dégg le préfet ne dañ ko ñaan ñaari mbir ñaanuñu dañ ko yëgal ñaari mbir ñun te gis nga ñaari place yooyu ñu ko wax suba na xalaat nag na pare ñu jox ko ay place yu bari ci Sénégal ne ko dinañ fa taxaw ñaxtu ñetti nit ñoo dem déposer c'est normal parce que ñun ñëpp mu ñu dem déposer ji ñooñu dañ leen jox ñun suñu kàddu ne leen dem leen ngeen déposer pour ñun pour suñu maam yi suñu yaay yi dem ñaxtu place de l'Obélisque mais ñun tamit ñu dem place de l'Indépendance donc loolu na ci pare que suba dinañ ko def Pikine dinañ ko def feneen ak feneen donc moom son rôle mooy na xool sénégalais yi ñu doon ñun naka la ñu mën a aaree ñu wax si li nga xam ne metti nañu suñu Sénégal ñu am ci droit nag bu baax a baax pour def ko. deuxième chose ñun ñëwuñu fi pour foo di caaxaan du foo de ndax lan la ñu jàpp foo ay magum jëmm suñuy yaay suñuy papa ñëpp ñëw toog gis ni dañuy ñàkku ñun ñuy war a fay courant policiers yi di fay courant ñun ñëpp ñuy fay courant sauf le président de la République ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ak moom te ñun ñoo leen jox suñuy moyens pour ba duñu fay ba nga xam ne yëguñu métit bi ñoom ñu jóg ak seen i ndaw yooyu tam ñi nekk APR dañoo am ay parents yoo xam seen parents yi dañuy fay ñoom suñu fayul courant seen waajur dañuy fay noonu nañ xam loolu ñoom tam donc suñu jógee ne dañuy dem defi contre marche ñun dañ see kontaanoon loolu ne tey dinañ gis ni dinañ bokk ak waa APR place boobu parce que xooluñu leen comme ay politiciens dañ leen xool comme ay sénégalais yu war a mën a ñëw marche mais ñun dañoo déposer le lundi
teel ko déposé ñoom ñu bàyyi ba dernier moment déposé ko te loolu du fi guléet yàgg nañ gis ay mouvement ne dañoo bëgg def dara ci jàmm ñoom ñu ñëw salfaañe ko te loolu yoon da ko dàq donc ñun ñëpp xamu ngeen ni tey ñoom suñu déclaré te ñoom ñoo ko tey sërëx ndël la préfet bi dina bañ il le savait très bien mais loolu ñun du loolu def ñu ko ñun caaxaan ñoom su fekkee caaxaan lañ ko def pour utal ñu raison pour ñu bañ a dem defi marche mooy kon ñoom respecté wuñu sénégalais yi respecté wuñu ñi nga xam ni tey dañuy défendre l'intérêt du Sénégal moo tax tey ñu ne ñun respecté nañ normes yi war yépp pour dem tey ñaxtu pacifiquement et on sera là-bas dinañ fa dem tey place de l'Indépendance pacifiquement dóoruñu kenn yóbbuwuñu dara ñi ñu fay fekk ay policiers suñuy frères lañ ak suñuy sœurs lañ ñu war ñu aar ci anam bu jaar yoon nangul ñi li nga xam ne ñun sénégalais ñun ñoo ko moom suñu wàll la suñu devoir la ñu war a wax ni courant bi cher na suñuy frères et sœurs yi suñu frères yi ñu jàpp am nañ droit joxu ñaxtu comme ni ñu ko defee tey donc nañ leen ba ñi ngi woo sénégalais yëpp bu kenn jàpp ni c'est un combat politique parce que fii ku fi nekk amul dara loo xam ni politique la sénégalais yi ñoo jóg gis ni courant bii nii liñ ko nar a yokk day nar a feeñ si suñu gafa dafa nar a feeñ ci lépp moo tax nag on fait un appel solennel au préfet responsabilité am mooy mu protéger ñun sénégalais parce que ñoom ñoo leen fa teg ñu dem marche jullee ba pare dox ndànk wax li nga xam nañ ko defee woon place de l'Obélisque pare kontaan di saafoonteeg policiers yi tey bëgg nañ ko defaat la même chose demaat place de l'Indépendance wax lu ñuy wax ci teggin ci yar ak teggin saafoonte waat ak policiers yi tooñ leen sax naa leen attention soo leen sumu waatee seen yére suba da ngeen dem fay courant tey sentiment boobu la ñu bëgg a amaat de paix ndaxte Sénégal benn kase la Sénégal dara mënu ko xar ñaar comme te ñoom dañoo def erreur te gis nañ ni erreur la ñun wan nañ leen ni erreur la nañ jàpp rek ni seen erreur moom mooy yokk bi baaxut ñu dellu gannaaw waaye tamit bàyyi suñuy frères et sœurs donc ñu ngi leen di woo yéen ñëpp nag ñëpp ñëw tey si on le confirme ñu ngi koy dëggalaat ci kanamee incha allah dinañ dem julli ji ñaan yàlla mu may ñu fekkee ko waaye dinañ dem place de l'Indépendance salaamaaleykum. Sunugal 24.net, l'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal 24.net.